Fall Babul Mouridina ma déggan demba ku def lu kenn deful dañu lay wax lu ñu waxul kenn ku def lu kenn deful danga am lu kenn amul yaa doyloo Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina Ñaaxara Njaay Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Lamp Fall Babul Mouridina ma déggan demba Cheikh Ibra neena ñaq réerul borom ñaq réerul borom ñaq réerul borom Cheikh Ibra ko wax Alaaji Fall Samb yaa doyloo Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina bayu Cheikh Ibra Fall ay Mustafa wasalliyan ya ilahi wajziyana abadan anna Muhammadan al-Mukhtar fil khidami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواهب المنة ذي الجلال والصلاة والسلام على أكرم الأمة ذي الجمال على آله وأصحابه أرباب المجد والنوال جزاك الله يا رسول الله بل وجزاك يا حبيب الله جزاك الله يا رجاء البرايا خير الجزاء يا نبي الله mbokk jullit yi yàlla ñu yàlla fayal yonent bi amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di nuyu monsieur le maire ci fa tabarakallahu édifice yu tedd yi nga xam ni defal nañu ko ci gox bi monsieur le maire da ngay jaay baax di nga xam ni yàlla moo la gën a baax monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal bu baax ñu ngi ñaan ci màggu alquran ni nga sagalee parce que ñun daara ji rek la ñu am yàlla na la yàlla may ndam ci màggu alquran ni ñëpp wax amin ma ne monsieur xam nga dama xale yi ba ñu duggee fii léegi dama ne Assane xale yi ni ñuy yuuxoo nii daf leen attention de xale yi nii benn xale mooy wax dara rek yàlla andi si ndax xale dafa set kon monsieur le maire ci màggu alquran yàlla na nga am ndam sëñ Bàcc allahumma salli ala sayyidina Lamp Fall Babul Mouridina ma déggan demba ku def lu kenn deful dañu lay wax lu ñu waxul kenn ku def lu kenn deful danga am lu kenn amul yaa doyloo Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina Ñaaxara Njaay Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Lamp Fall Babul Mouridina ma déggan demba Cheikh Ibra neena ñaq réerul borom ñaq réerul borom ñaq réerul borom Cheikh Ibra ko wax Alaaji Fall Samb yaa doyloo Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina bayu Cheikh Ibra Fall bayu Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina lu waay jàpp na bee ñu gën wu yàlla kullu badle mooy badlalaaw badlawoo Mamadou ma ca Madina Abdalaay baayam Alaaji Paala yaa doyloo maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina sëriñub Cheikh Ibrahima Fall Cheikhul Khadim rakki Mamor Jaara sëriñub Ceerno Birahim daamal la ca daaru góor gi tawlo Moustapha kii moo caatloo Cheikh Ahmadul Muqtada bàyyi sëriñ Saaliw borom Ngetek Nguur sëriñ Saaliw borom Njàppandal sëriñ Saaliw borom Ndookaan sëriñ Saaliw daaray Njulul ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp ku si nekk si turam ak santam di tàmbalee nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tribune bi te nekk kilifa yi yoo xamante ne kilifay aada lañu ak kilifay diine ñu may ma rek ma tàmbalee nuyoo bi
ndax sëtub Serigne Touba bu toogee ci mbooloo man Pala Samb su may tàmbali ci moom laay njëkke ndax ki ma yaakaar maamam la yaakaar kon Mbàkke ñu ngi lay beral nuyu di nuyu Pa Jiite délégué de quartier di nuyu imam bi fi imam yi fi nekk yëpp di nuyu l'ensemble des conseillers municipaux yi nga xam ne ñu ngi teew ci kaw tribune bi di nuyu médecin chef di nuyu ICP di nuyu bàjjanu gox relais communautaire ak ñëpp ñi nga xamante ne tey daje nañ fi tey nag wax ji mun na bañ a bari ndax liñ fi waroon wax yépp ñi fi jël kàddu wax nañ ko pour ñun tey bésub sant la dañuy sant bu baax ndaxte fii ñu taxaw tey di inauguré daara ji looloo tax ñu war a taxaw di sant tey ndax bi ñu tàmbalee daara ji gàllankoor bu nekk fekk nañu si jafe-jafe bu nekk fekk nañu fi DSCOS arrêté de travaux yi ñetti yoon te lépp politique moo ko waraloon rek waaye ñu xamoon ne segam ñun daara alxuraan la ñuy defar te yàlla rek tax gëm nañ ne lii dina yegg kon tey suñu borom dimbali nañu ba ñu pare ko ba koy inauguré kon tey dañuy sant yàlla rek idée bi ñu jël nag ba jël daara ji tuddee ko Imam Ngalla Diagne du idée wu hasard ndax dafa am ñaar yoo xam ne moom laa boole bés bi ma fi njëkkee ñëw jeune Tidiane yi laa wuyu si woon ñu wax ma seen mbébét ne dañu bëgg mbedd bii ñuy defee gàmmu at bu jot dañu bëgg ñu tuddee ko Cheikh Al Khalifa Cheikh Sidi Aboubacar Sy ma jox leen sama kàddu yóbbu ko conseil municipal ñu adopté ko mbedd bi ñu tuddee ko Serigne Babacar Sy inauguré guñ ko nag mais fas nañu yéene inauguré ko incha allah loolu inspiré ma xam ne daara ji bu ma ko tabaxee ba pare mu nekk ci koñ boo xamante ne Cheikh Al Khalifa lañ ko tuddee jaadu na daara ji tudd Imam Ngalla li fi nit ñi wax ci Imam Ngalla yépp dégg nañ ko mu nekkoon référence royukaay suñuy at néew na waaye dégg nañ lu bari ci moom kon daara ji buñ ko tuddee Imam Ngalla wàcc nañu ëlbati ku tuddee poste santé bi El Hadji Mamadou jiite mu mel ni que wax nañ ne du hasard parce que Imam Ngalla ak Pa Mamadou jiite benn lañu woon kon tey du hasard ñu boole ñaari bâtiment yi ci benn tàkkusaan tuddee leen ko ñoom ñaar ñëpp loolu ndimbalu suñu borom la loolu nag dafay wane rek ne docteur wax na ko léegi ñun au niveau du conseil municipal depuis 2014 dañu waxoon ne dañu am ñetti sur priorité muy la santé des populations l'éducation de nos enfants et le cadre de vie de nos populations muy ñetti sur priorité yoo xamante ne c'est la ñu sukkandiku pour développer la commune parce que boo wérul doo jàng boo jàngul développement du am bu cadre de vie amul nit mënu tekki loolu tax ñu jël ñett yooyu boole ko muy suñu credo ma bëgg a wax rek ne
maa ngi remercier tout le conseil municipal parce que lu ma def buñ ma gërëmee rek war nañ leen gërëm parce que ñoom buñ ma votelul budget du ma am lu ma liggéey te lu ma leen proposé ñu votel ma ko donc maa ngi gërëm l'ensemble du conseil municipal ci jàppale bi nga xam ne ñu ngi may jàppale di wax rek ne poste centre kii bi ñu daara ji inauguré nañ ko tey mais dañu bëgg mu nekk daara moderne boo xam ne dinañ jàng alxuraan bu wér pour xale yi waaye du ñu yem rek ci tabax ko yem ci tey dañuy inauguré parce que question de temps la mais dañuy dellu si waat pour équiper daara ji kaw ba suuf parce que bugg nañu boo buggee defar réew da ngay defar xale boo defaree xale defar nga adduna parce que xale mooy màgg yor adduna bu amee xam-xam am ngor am diine yoon bu jub lay jur mu loolu moo tax ñu basé wu si daara ji mais nag loolu yëpp dafa dugg ci cadre éducation yemuñu nag loolu moo tax ñun jëluñu éducation nag yemale ko ci jàngu nasaraan ñu bugg dugg nag ci daara ji parce que bi ñu defaree école yi ba pare parce que lépp luy école primaire ci biir commune bi defar nañ ko ba mu mucc ayib léegi nag daara yi la ñu attaqué parce que lii nga xamante ne njàngum nasaraan moom lañ fay def loolu la ñu bugg def ci daara yi pour que am quartier bu nekk ñu am fa benn daara moderne bu mel nii pour que alxuraan law ci biir commune bi donc niñ ko defee ci daara ji tamit noonu lañ ko defee ci poste santé bi barka démb ñëw naa fi di def remise matérielle ñu jënd valeur u 25 millions de matériel dugal ko ci poste santé bi loolu li ko waral moo di dañu bëgg relever le plateau médical du poste de santé mais également permettre population bi ñu gën a am accès aux santé à la santé de reproduction parce que ce qu'on veut et ça j'interpelle le médecin-chef dafa am loo xamante ne dañu bëgg changer ko ci sa poste de santé bi dañu bañ léegi nit dëkk Fann feebar walla mu matu war a accoucher jéggi tali di dem feneen dañu bëgg jigéen bu war a matu même bu dee 3 heures du matin dugg fii ku feebar bu dee 3 heures du matin dugg fii li ñu bëgg mooy pourquoi matériel bi yëpp ñu jënd ko li tax ñu jënd matériel bi yëpp d'une valeur de 25 millions c'est pour que le poste de santé puisse fonctionner 24 heures sur 24 avec des permanences nga xam ne ku feebar guddi doo jéggi tali bi dem feneen da ngay dugg fii fekk fi permanence ñu faj la et ça pour ça je pense que lépp luy matériel nag lu jëm ci maternité parce que fii dañ fi prévoir maternité tout ce qui est matériel pour maternité jënd nañ ko teg nañ ko fi lépp loo xamante ne matériel la pour xale tout tànk jënd nañ ko parce que nous avons un programme que nous appelons un programme mère-enfant. Ce programme mère-enfant consiste à prendre toutes les femmes enceintes de la commune depuis le premier jour de leur grossesse jusqu'à leur accouchement, entièrement pris en charge par la mairie. moo di bépp jigéen boo xamante ne da nga wan lor da nga ëmb premier jour bi ngay ëmbee dinañ defar ay carte jox ko délégué de quartier yi bépp jigéen bu dëkk ci biir commune bi ñu identifier la boo ëmbee jour bi ngay def sa première consultation ba bëggay wasin maire bi moo lay jël en charge moo koy fay. boo accouché bu yàlla defee nga accouché bu yàlla defee nga accouché bu yàlla defee nga accouché
xam nga bi nga sa premier mois de grossesse mairie bi jël na la en charge lépp luy analyse lépp luy visite médicale lépp luy contrôle mairie bee koy fay ba nga wasin boo wasinee jour bi ngay accoucher ba xale bi di am 6 ans xale bi bu juddee ba muy am 6 ans maire bi moo koy jël en charge entièrement ba muy am juróom benn at maire bi dina ko jël en charge lépp loo xamante ne wàllu wérgu yaramam la lépp loo xam ne wàllu ordonnance am la ba muy am juróom benn at bu jàmbee juróom benn at ci lay dugg école bu duggee école dina fa fekk programme la santé à l'école maire bi continue di ko jël en charge ba muy am examen entrée en sixième loolu mooy le programme loolu mooy suñu programme mère enfant parce que xam nañu ne jamono ji metti na xat-xat yi bari na dund gi seer na loolu lépp bu ko parents yi buggee boole ak wér gu yaram dafay metti mais docteur gis nga bu ñu jëlee xale bu inscrire nañ leen suñu commune ba pare ba ñu am la carte des personnes du 3e âge de la commune de Fann Point Amitié dañuy am li ñuy wax une réduction maanaam chaque weer dina am ration boo xamante ne muy ceeb dëwlin suukar lu nekk loo xam ne pardon loolu c'est-à-dire bu fekkente ne saaku ceeb dafay jar ñeenti junni yow mi yor carte bi ñaari junni nga koy jëndee ñaari junni yi maire bee koy fay bu fekkente ne dëwlin bu dee keesu dëwlin day jar 15000 5000 wala 7000 nga koy jëndee li ci des maire bee koy fay donc à moitié prix la ñuy joxe ration chaque weer pour l'ensemble des personnes du 3e âge de la commune loolu def nañ ko ba pare pour seen wérgu yaram également bu population bi signé naa d'abord man loolu li may la wax nii lu ma signé la ba pare du ay promesse man lu ma signé ba pare la signé naa ak hôpital principal convention signé naa ak hôpital Dantec convention signé naa ak hôpital Fann convention signé naa ak Abass Ndao convention maa ngi waaj a signé ak Gaspard Camara pour une prise en charge totale des populations de la commune te loolu signé nañ ko ba pare du ay promesse de ma bëggoon rek wax waa Fann dama leen di wax yéen waa Fann man Palla Samb rus naa jomb naa ragal naa taxaw ak yéen di leen wax loo xam ne du ma ko def man lu ma wax def ko lu ma leen wax dinaa ko def parce que du ma fen lu ma wax dinaa ko def parce que du ma fen du ma wax lu dul dëgg du ma wax naa fekk lu ma mënul nag kenn mënu ma koo taxaw wax mais dama ne li ma fi diggee lépp dinaa ko def parce que 2014 ak léegi lépp lu ma mës a dig waa Fann def naa ko lépp lu ma mës a promettre waa Fann tey jii def naa ko li ko waral nag mooy waa Fann ñoo ma bëgg man maa amul fayu waa Fann parce que lu tax aw ma fayu waa Fann ñii politique bari nañu ñii ut bari nañu ñi bëgg bari nañu waaye man leer na ma man Palla Samb leer na ma ne 95% des populations de Fann man la ñu àndal loolu leer na ma nañ xanaa ñoom ñeneen ñi ci des ñu jox leen 5% ñu séddoo loolu laa amoon
que neexul nañ ma may ma wax li may wax fii laa dëkk te it kenn mënu ma tere wax li ma bëgg a wax dama ne Pala lii nga fi def rek wane na ko jarul explication da nga fekk suñuy ay kilifa yu baax nga tuddee leen li ñu bëgg nit ñi dofuñu yàlla du juum du jël jëfu Pala dem jox ko Demba barki unité bi bul tiit bul ragal nit ñee ngi sa ginnaaw sa xale yaa ngi nii sa xale yaa ngi tubaarkàlla kenn jayu la kenn naxu la luñ la waxal yaa ko def bul tiit waa koñ bi génn leen kaay leen seetaan Pala Samba ñëw na. jërëjëf en tout cas loolu laa amoon lu may wax